waaw chaise anglaise peinture carreau lampe yu leer nañ climatiseur siwo bati la siwo bati dara fi jaarati siwo bati la siwo bati la siwo bati la siwo bati la daw leen gaaw ndax ku yéex ñàkk Siyo Bati quincaillerie en ligne bu mag bi ñëwati na lépp lu jëm ci wàllu sanitaire moo xam chaise anglaise la ak ay yëfam am nañu ko revêtement sol et mur biir ak biti bu taaru lool électricité bi itam mi ngi en place façon lumière boo bëgg am nañu ko waaye fàttewuñu benn yoon plomberie ay tuyau ak robinet yu mucc ay façon peinture boo bëgg am nañu ko. képp ku ñu bëgg contacter mën ngaa jaar ci suñu site e-commerce bii da ngay def www.siyobati.com wala nga wooñu ci 78 457 96 92 wala 77 103 65 65 Siyo Bati votre quincaillerie de référence. dégg ndigal Mbaye Gueye daf fiy jóge mais Moustapha Gueye a ngi fi grand frère am a ngi fi ñoom Ibrahima Baye a ngi fi Socé a ngi fi Abbas Ndoye ñëpp a ngi fi Mbaye Gueye mu nekku fi waaye mi ngi fi parce que bu dee da ngay dee rek saay baaxut non li mu waroon a def il a fait li mu waroon def na ko léegi li si des diggu café la borom a koy suukar naan làmb aussi nga ne làmb ak fi mu toll li nu mën a jàng ci Mbaye Gueye mooy jom mooy fulla mooy fayda won na leen yoon bi mu doonee mbër bi mu doon bàyyee tamit créé na école de lutte am ba pare boole kook Fass boo mënee bëri fii sax mu yenu la yóbbu la Fass Mbaye Gueye def na li mu waroon a def li ci des nag xale yi góorgóorlu rek gérer ko. ban anecdote lañu mën a nettali loo xamante ni dund nga ko ak moom wala soit loo xamante ni tey boo ñu ko expliqué. man lenn rek mooy ni ma farale Mbaye Gueye man Mbaye Gueye nekkul woon sama mbër man Boy Bambara moo nekkoon sama mbër lamb bi jëkk am stade Demba Diop ma dem ca lamb ja ñëw toog pour man normalement Robert Mbaye Gueye la comme que faral lu ma Mbaye Gueye ma faral peut-être Robert ma dugg ci lamb ji ñëw toog maa ngi toog virage adulte fi ma toog sax d'ailleurs sorewu ma ak fi Double Less toog mais ñu jekki-jekki rek Mbaye Gueye génne ci porte bi fi jour yi di génne sol benn sabadoor yor sengoor ñëw taxaw ba ci porte kon ne waa ji juutal bitéelu meew bi ma xool affaire aar yooyu am foofu waaye man léegi ki mooy doon sama mbër waaw mu dugg tuus mu neex ñu tëggal ko ma gis ñi mu àndal doon ay gëré ñu yor ay kuuru Baay Faal ñuy xam nga mais doon ñu sawar et puis ma gis leen ñu nekk ci biir làmb ji di ràññee moom làmb ji mais man léegi Mbaye Gueye mooy nekk sama mbër mu nekk sama mbër comme ça ma faral ko ba bi mu bàyyee bëri mais son dernier combat fekk na tukki naa nekkatuma fi bi ma ñëwee laa dégg ni rakkam moo ko remplacé waaw mais nu ma mënoon ci Mbaye Gueye mënu ma ko woon a mel ci benn mbër non dama leen di nettali benn anecdote sama ndijaay Mbaye Gueye day bëri ak Moussa Diame sama ndijaay artiste bu mag la bu ma leen waxee da ñëpp dañuy xam turam quoi artiste bu mag la woon nekkoon Sorano mais boobu moom mi ngi tux bi Mbaye Gueye di bëri ak Moussa Diame rek Moussa Diame ñu tar Mbaye Gueye yëkkati ko fekk moom mi ngi sax benn cigarette dafa jël cigarette ba dugal ko ci poos bi fàtte na ni cigarette baa ngi ci poos bi pour moom da ko fay bi Mbaye Gueye daanee Moussa Diame mu jekki-jekki yaram yi di tàkk muy doo ko comprendre ni nekkatu fi woon gis nga sport ni mu mel sport dafa garaaw foofu rek mu jël cigarette bi dugal ci poos bi yëre yam yëpp lakk fekk benn basin bu bees tàq la jënd ni da koy yóbbu ci làmb ja comprendre yooyu ak yeneen Mbaye Gueye ab boo gisoon Hippo Ngari mu wax la ci téere ndax Hippo lépp Mbaye Gueye la Hippo moo ko doon tuusal moo nekkoon xaritam moo nekkoon léppam vraiment léppam Hippo moo nekkoon léppam foofu ci kër gi la bokkoon looloo ko dugal ci làmb ci noonu laa xamee Hippo di leen gërëm yéen tam la presse vraiment nii ngeen def rafet na parce que kii jar na ko waaw xaw ma fu ngeen doon dem ma leen di mere waaye kii bokku ci waaw kii moom jar na lu ne ngeen wax ko ci boobu ndaanaan daanu na guy gu rëy
waaw kuy gu rëy daanu na yàlla na ko yàlla xare àjjana loolu nag la ñu dese te ngeen gën a moyandiku comme que ci milieu la ñu nekk te feebar bi bari na ah ngeen gën a moyandiku Covid bi mi ngi fi te day raye jërë ngeen jëf. Je me rappelle à chaque fois quand on était ensemble et qu'on parcourait les rues pour aller soit au football ou match de navétane ou dans une compétition même de lutte, c'est une foule immense qui le poursuivait. Je me rappelle encore le jour où Manga, qui voulait coûte que coûte lutter avec lui à l'époque et qu'il refusait de rencontrer, pour lui avoir dit d'abord de lutter avec les Mbite Ndiaye, les Birahim Ndiaye et Nguer, et après peut-être il aura la chance de le rencontrer. Et une fois, nous revenions de l'arène, c'était au stade municipal, champ de course, où Papa Kane luttait avec Mayoro Fall de Louga, mais à l'instant, il était fier de ce qu'il était, puisqu'il était un champion incontestable pour la ville de Dakar et particulièrement tous ses supporters un peu partout dans le monde. Il a révolutionné l'arène, c'est lui qui a amené les combats au stade de Ligue. Je me rappelle pour la première fois c'était contre Robert, pour les années peut-être 73, 72, 74, je ne me rappelle plus. Ce jour-là nous étions ensemble dans toute la matinée, on a parlé du combat, ce qu'il fallait faire pour gagner, ce qu'il fallait ne pas faire pour perdre le combat, puisque c'est un combat capital, c'est une revanche. Puisqu'il avait gagné pour la première fois Robert en 1969 avec le drapeau entre les mains de ce champion séreux. Comme je dis, les souvenirs se bousculent dans ma mémoire. Je ne me rappelle pas de tout ce qu'on a fait ensemble, mais à chaque fois quand on luttait, après le combat, il venait chez moi. Il passait presque la journée le lendemain chez moi, on était toujours ensemble. À chaque grand événement, quand il gagnait, on partait ensemble en ville pour aller voir les supporters et nous arrivait parfois. Donc c'est beaucoup d'argent, 1,5 million, 2 millions. Et tout cet argent-là était entre mes mains. Et au moment où nous nous retrouvions pour voir le montant de cette somme, on comptait ça ensemble et après je lui dis, il prenait ça, il me dit non, c'est pour toi. Je dis non, il me dit toi aussi. C'est pour toi, donc il connaissait les relations qu'il me louait et ce qu'il devait à mon endroit. Mais je refusais toujours, je dis non, ça c'est trop, je ne peux pas prendre ça. Plus de 2 millions entre mes mains ou 3 millions, ça, je ne prends pas ça. Il avait même des difficultés pour accepter ce que je lui disais, tellement sa générosité n'avait pas de limite. En ce moment-là, ses jeunes frères, Malik, Moustapha et autres, étaient très jeunes. Ils ont perdu leur père très tôt. Mais c'est lui qui gérait toute la famille, c'est lui qui gérait les études, c'est lui qui gérait les dépenses quotidiennes, c'est lui qui gérait toute la maison. Je voyais en lui un grand champion, un homme qui a toujours montré des qualités humaines extraordinaires. Je ne peux pas me remémorer de tout ce qu'on a fait ensemble, mais en tout cas, je me rappelle d'un grand champion historique, d'un champion légendaire, d'un champion inégalable, d'un champion de grande envergure. Il drainait les foules à chaque fois. Quand il luttait déjà à midi, le stade était plein. Nous avions des difficultés parfois pour sortir de la laine quand le combat était terminé. À chaque fois quand on arrive à face, il me dit faisons les choses le plus rapidement parce que je veux me reposer et on va se reposer chez moi. Toutes les personnes qui voulaient le voir venaient chez moi à la rue 15 en 6. C'est là-bas, après les combats, qu'on se retrouvait pour faire des critiques et tout ça. Donc je dis Dakar et le Sénégal perd un champion historique, un champion légendaire, un champion de classe exceptionnelle, un champion qui avait une popularité sans limite, un champion est parti. Donc je crois que la lutte a perdu l'un de ses plus grands éléments de toute génération confondue. Boña ñu ngi lay nuyu di la ziar te di la jàll li nga xamante ni moom la ñu bokk di suñu papa Mbaye Gueye. waaw maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu téléspectateurs yëpp xam nga dëgg la moom Père Mbaye Gueye ñu ngi koy jaar Sénégal di ko jaare moonu làmb di ko jaar écurie Fass suñu papa la woon suñu lépp la woon am kóolóore ak sama papa ku ci mel ne sama papa Dégol sama nijaay Boña ak Père Mansour Diop ak ñeneen ak ñeneen am kóolóore ak ñoom bu yàgg depuis ñoom bañ tollee seen moment mu nekk seen mag seen lépp
donc nag wax ji du mën a bëri daal bu fi jógee rek day xam ni ñëpp tiis sañ am monde lamb yëpp tiis sañ am ñu ngi ñaan suñu borom xale ko àjjana fi mu jëm gën a ko fi mu jógee di masawu njabootam di masawu monde lamb bi yëpp waaw suñu papa la woon suñu lépp la woon waaye àdduna nii la ñu ngi masawu ñëpp waaw. tey nga yeewu ñu tàggale ko loo yëg en tant que doomu mbër. waaw bi laa métti rek waaw métti rek mais tamit sant yàlla parce que àdduna bi moom nii la daal ku matal rek dem daal waaw noonu la suñu papa la woon suñu lépp la woon. am na journée non violence bi moom mu njëkk a organisé en tant qu'ambassadeur dafa ñëwoon mi ngi jëwoon mag sa waaye ñëw na ba fekk ma Pikine fi ñu ko organisé woon ànd ak père Bekaay bi ma ngi koy fàttaliku boobu mbër yi bari woon nañ trop yàlla xam na ko moom tamit mu yoroon ay mbër yu nekk Fass waaye su boobu dafa ma ñaanal ñaan boo xam ne ba léegi dafa ma touché dafa ma yàlla nga doon roi des arènes bu mu jëlee micro bi loolu la ma ñaanal te temps yooyu mi ngi yor ay mbër yoo xam ne ñoo gën a jekku gën a jege roi des arènes donc wane ne moom sama papa ma yéene la woon waaw ma nekk doomam mu ab kóllëre ak sama ay papa donc bu fi jógee dañuy ñëw rek bokk ak ñëpp tiis fi daal masawu ñëpp di ñaan suñu borom xale ko àjjana jërëjëf. amiin. waaw maa ngi sant ñëpp dina sant yéen di jaale ñëpp jaale écurie Fass man dama nekkoon Fass jóge Pikine foo ñaamu mag indi ma Fass ak Cheikh Amadou Kara Mbacké Noreyni ñoo ma indi Fass ma nekk ak Mbaye Gueye man maanaam fanaan ak Mbaye Gueye fii si baraag bi ñooy fanaan moom ma yee ma Papa Gueye ñu dem entraînement boobu Moustapha mu ngi Parcelles fii maa ngi moom may tëdd ak moom fii mun naax lu mat ñaari at ñooy tëdd benn place buy dem Touba ñooy ànd buy dem si kilifa ñooy ànd fu mu jëm man lay àndal bu may dem entraînement yokkukaayu Fass bi man lay àndal dem donc ñu seq relation boo xam ne li ma xam ci làmb wala lu ma gën a maîtriser si secret làmb Mbaye Gueye ma ko jox parce que Papa Diop Mbaye Gueye Boy Niang ñoo ma seqoon waaw yàlla dogal nag ma nekk mbër boo xam ne mbër yu mag yi dañ ma bëggoon muy Double Less muy Manga ñoom ñëpp dañ ma bëggoon seen bopp ku ma si gis da nga may conseil da nga may wax bi ñu suspendre Boy Niang amul kenn ku manqué ñoom ñëpp a jóg muy Double Less muy Mbaye Gueye ñoom ñëpp a jóg Mbaye Gueye ne loolu mënu nekk di si dox ay tàkk ba loolu am man maag buñ ne ma san dem entraînement dama may wax dégol jiitul maa jiite entraînement bi c'est écurie Fass yëpp boobu ñoom Gris Bordeaux ñëwaguñu man la Moustapha ñoom Juga ñooñu waaw di grand boo xam ne Boy Niang mii si kanamam lu juddoo parce que Boy Niang bi muy juddu maa ngi écurie Fass moom ak Moustapha Gueye ñëw bi Boy Niang di juddu ñoo ko ngénte loolu tax écurie la yor mais chaque jour lu Boy Niang nekk da koy xam man lu ma nekk da koy xam même am na boo xam ne yaay jàmm daf ko soxla sax man la ñu woo man la yaay jàmm woo ne ma wol Mbaye Gueye nga ne ko mu ñëw wuyu ma waaw xaalis ak jigéen dafa la déggoon mu ne ma xaalis ak jigéen bu mu la jotale ak kenn bu ñu mësaan def si kër kilifa ñu jox ko xaalis dafa déggoon téyel 31 wala 24 dafa ma doon war ne ma déggoon 31 wala 24 yooyu jarul baali parce que du suñu feet lii suñu feet mooy ñu dem fenn toog lekk naan ma ne ko léegi nu mu ne ma lañ dem Thiès sa kër jabar fa la ñuy dem toog 2 jours 3 jours maak moom Moustapha bi même chose Moustapha ñu bëri xamuñu ñu bëri Moustapha ñoo bëgg a écrit buy bëree maak moom ay ànd guddeeg bëccëg combat ak docteur Thiès da ñëw ba ne suba la combat bi mu soog a départ Thiès loolu lépp si ak lu Papa Abdou Gueye sama xarit la Papa Gueye même chose Assane mu ngi nii ñoom ñëpp bi ma ñëwee léegi di jaale Assane ma ne yow lañ ko war a jaale ndax yow daf la bëggoon spécial waaw lu Boy Niang dugg mu ngi ci lu ma dugg tamit mu nga ci. waaw parce que li ma mujjee wax ak moom
mooy bi Boy Niang bëri la dëgër ba noppi mu ne ma chute bi du dara da koy jàngal làmb mais neel Boy Niang na yokk entraînement na yokk entraînement parce que gis naa ko ci biir combat bi dafa xaw a relaxé te du yoon na yokk entraînement xale la te encore buy toog buy lekk na ko yaayam di toggal loolu li ma mujjee wax la ba noppi na ma jox ma yaayam ma jox ko yaayam mu ne ko lu Boy Niang di lekk na nga ko toggal sa loxo bopp waaw loolu lu ñu mujjee wax la ma ak moom si kàddu deuxième fu ñu mujjee tase nag si kër bi ñuy dem si kii maire Moussa Sy bi Macky Sall di ñëw foofu maire Moussa Sy la ñu toog ma ak moom mu ne ma toogaay bi dafa yàgg si man ma ne ko nañ dem si boutique bi ma jënd la loo lekk mu ne ma non moom pom rek baax na ma jënd ko pom jënd ko kii coca light mu naan nu ma nañ delluwaat si biir mais chaque jour moom lu laal sama njaboot wala lu laal Boy Niang day yëngu parce que lu bu Boy Niang di bëri tamit dama koy woo mu wax ma xalaatam ma wax ko sama xalaat wala mu ne ma loo xalaat ma wax ko sama xalaat mu ne ma du nii wala du nii di ko ñaanal yàlla taalibe Sëñ Abdou Khadir la woon yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana di grand boo xam ne grand baax la di ñaanal tamit ñoom tubaab joor ñoom ñëpp ay Mor Faram ñoom ñëpp yàlla xare leen àjjana Balla Gaye di ñaanal ñu fi des ak ñoom Double Less ñoom maam Gorgui Ndiaye manga gar suñu grand yàlla ma leen gudd fan ak wér ba li ñu wut si làmb ñu am ko si kàttanu yàlla di ñaanal mbër yëpp di ñaanal écrit yëpp di ñaanal monde làmb nag entier ndaxte comme li Bécaye wax léegi rek ñu bëri moo Mbaye Guèye leen dugal ci làmb man si Papa Diop laa dale ba mais Mbaye Guèye moo ma xamal làmb maag Boy Niang waaw ñu ngi jàlle ñëpp di leen jàlle yi journaliste tamit di ñaanal ñëpp gudd fan ak wér di ñaan tamit ñu ñaanal ko yàlla foo mu nekk yàlla dugal ko si àjjana yi firdawsi si barki Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Papa ñu ngi lay nuyu di la ziar tey njabootu làmb wala tey kenn ki nga xamante ni icône la woon si biir làmb yeewu tey wuy ji suñu borom tey bi nga déggee tiis bi nan la def si yow ak yan témoignage nga ñuy defal si ki nga xamante ni mooy Père Mbaye Guèye. métit bu rëy mais sant ci yàlla ndax yàlla kenn mënu xëccoo ak moom Mbaye dafa nekkoon un monument de la lutte amul lu mu deful ci làmb yaakaar naa ne lu mu def ci làmb pour kenn defati ko dina jafe ndax mun naa wax ne dafa former ay grands champions mun naa citer ay quelques yoo xam ne dañu nekkoon ci gannaawam te ñu def leen ay champions ñu mel comme dem si yàlla tubaabu joor ci gannaaw Mbaye la nekkoon yàlla def mu nekk champion parce que suñu bés ak moom ay événement la woon maa ngi fàttaliku jour bu ma Mor Nguer di ma daan stade Iba Mar Diop Mbaye Guèye moo ko indi ma door Mor Nguer ba mu dem daanu si ma tëb jàpp mbagay mu jàpp suma mbagay pàdd ma xalam kon Mbaye dafa am lu mu liggéey ci làmb ñoom juga jaay yëpp jaar nañ ci moom am ay nit yu baax yoo xam ne aussi dafa àndoon ak ñoom ci seen entourage mel comme ñoom Faga 2 ñu mel comme El Hadji Maam Gorgui Ndiaye ñu mel comme ñoom dem si yàlla assurance Malick Diop nekkoon seen mag kon Fass dafa yàgg dafa yàgg ak ay ndaanaan te ndaanaan yooyu aussi ñu mu doon àndal ma cité le président Momar Ndiaye nekk un grand sportif loolu dama wax loolu temps bi ma nekkee ci digg jamono waa Fass nekk digg jamono organisé naa benn gala de lutte traditionnelle à Joal Fadiouth moo déplacé wu ñëw présider ko kon loolu jafe la kon wax ne Mbaye nañ ko ñaanal yàlla xare ko arjana waaw. ginnaaw bu mu toogee 1 an feebar tey nga yeewu ñu tàggale ko nu mu def si yow. oh sant yàlla rek parce que xam nga feebar bu mu yàgg da ngay dem ba mun la ñëpp sonn ci ñoom ancienne gloire yi seen association bi nga gis ni amul lu ñu defal ci mbag ñeneen ñi le monde de la lutte ku nekk lu mu mun rek def na ko mais yàlla moo waxoon ne ci lii lay jaar kon ñëpp ñu ngi leen di gërëm le monde de la lutte ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax
ndax taxawaay bi rafet na yaakaar naa ne feebar bu yàgg ñëpp a dugal seen loxo soit mu nekk ci début bi soit mu nekk ci digg bi soit mu nekk ci fin ba kon ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant lamba moo ñàkk le monde de la lutte moo ñàkk un grand sportif le monument de la lutte. mu nekkoon ki nga xamante ni nee naa la fulla beeg fayda beeg jom beeg fit bi foo ko natt weesu na ko tey mu dem wàcce fi ay xale wàcce fi ki nga xamante ni aussi tamit mooy rakkam di père Moustapha Gueye tey boo amoon tey message bi nga xamante ni da nga koy véhiculer par rapport ak famille bi mu fi bàyyi loolu leen di wax. waaw loolu lay wax sànq xarañu Mbaye Gueye fugu Mbaye Gueye détermination Mbaye Gueye ci événement est-ce que ñoom Tafa dinañu réussir former benn xale boo xam ne dina am yooyu yëpp dina jafe maa ngi fay def point d'interrogation parce que yàlla rek moo xam mais nañu xam ne mbay lu mu amoon mayu yàlla la woon am na ay kilifa yu bari mbay moo tax ñu bugg a làmb ku déggoon Robert Diouf Robert Ndiaye la sant mais Diouf lañ ko doon wax ku dégg Robert Mbaye Gueye da ngay yàkkamte dem ci stade ba kon nag yaakaar naa ne loolu am na ñu liggéey ci làmb. Moustapha Gueye ku dàq bëri. Moustapha Gueye dama koy wax ne am na sas ndax magam dafa am lu mu wone ci réew mi am lu mu liggéey ci réew mi te Moustapha il est conscient de loolu doo war na xam fu mu war a teg tànkam loolu laa koy wax loolu laa koy conseiller seulement nag yaakaar naa ne xam na fu mu teg tànkam parce que am na benn interview bu mu amoon mu ngi wax ne yaam dafa wax ne ku mel comme Manga 2 bi xale bi soo mënul mel comme moom da ngay bàyyi làmb moo gën donc mu jël ma référence moom Tafa kon yaakaar naa ne xam na fu mu teg tànkam ñu ngi ko ñaanal yàlla nag comme magam bàyyi na ko fii bàyyi yu rëy fii ci askan bi moom mu jàpp ci tànk boobu soldat la boobu Mbaye dafa nekkoon mag boo xam ne dafa yoroon pusoom di ñaw di boole kon nag yaakaar naa ne Tafa war na sot tànk boobu. jaajëf merci beaucoup. Mame Boye maa ngi lay nuyu di la ziar tey njabootu làmb xëy ak tiis xëy ak naqar ñu tàgg ñu suñu pap suñu maam Mbaye Gueye tey bi nga déggee nouvelle bi nan la def si yow ak yan kaddu nga ñu war mën indi si jëmm jooj dem. di waxaat inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di xam ni nit ku baax génn na àdduna jàmbaar ci liñ ko xamee jàmbaar ci liñ ko nawee jàmbaar ci li war góor jàmbaar bi war nit lum ci dugg wala lum ci bokk rek yàlla def na ko ci mu nekk jàmbaar làmba tax nag mu siiw làmba tax ñu xam ko làmba ko jox daraja waaye su ñàkkoon fayda wala amul woon pas-pas ndax ñi ci dugg bari na ñun nag magam lañu man maay magam dugaloon ko ci làmb doon ànd ak moom ma jiitu ko juróomi at ci làmb ji waaye dafa amoon gis-gis bu ma gisoon ci moom rek te moom gisul woon loolu ci boppam yàlla dogal bi mu ñëwee ñuy xëccoo léeg-léeg mu bëgg a dem football yi ma koy may laxas buum ci tànk yeeg yëpp di ko yeew waaw boobu xam naa ni c'est un champion parce que am na arme bi am na mécanisme bi mais idées yi rek la ñuy changé biñ ko defee itam bi nu ci yàlla dimbale Fass mosul woon am drapeau arène sénégalaise waaye ci moom lañ ko mës a amee kon la ma doon séntu wala la ma gisoon wala la ma doon yaakaar xamoon naa ni moo ma koy indil xamoon naa ni moo koy yët waa Fass xamoon naa ni moo koy yët waa Ndakaaru ndaxte man bëre man xeexi ñimeeñ buñ la tegee ci yoon bu la yàlla dénkee dara ci kàttan rek nga mën cee doon dara te nag loolu yëpp yàlla defaloon na ko yàlla it boole ko xale yu baax nit ñu baax ñëpp di ci jàpp di ko jàppale alors muy déglu tey dégg alors ba agsi fii mu agsi yàlla ba yàlla def ci barke yàlla xare ko àjjana waaye fa suuf ci kawam. papa ngay magam wax nga ko sa biir wax léegi nee nga moment bi nga xamante dafa daan dem di football yi moment boobu am nga li nga xam ne gis nga ko si moom moo tax tey nga xëttal ko tey si li nga xamante ni mooy làmb mais dafa am benn phénomène bi nga xamante ni dañ koy dégg ñu koy muy premier ticket de Fass mën nañu wax premier ticket de Fass nga xam ko waral ak fu mu waaw dafa bëre ak sa njàmbur mu gaañu
bi ma ñëwee di ko attee mu ni ko bàyyil ma tas làmb ji mu ni ma deux mu ne amu ko su ma ko jàppee daan affaire tooke la rek fu mu la laal dafay dagg wala dafay tooj mais bu ma ko dóoree mu yëg ko su ma ko jàppee daan ko man ko fan nga teg loolu mu ni ma maa ko dàq bëre ma ne waaw mu ni ma maa ko ëpp résistance mu ni waaw mu ni ma maa ko ëpp coffre mu ni waaw mu ni ma foofu laa ko teg ma ne ko kon neel yaa ko man mu ni waaw mais dafa nanguwul taxaw mu ni ma nag mënul taxaw waaye dinaa ko piéger parce que damay def ouverture attaqué ko mu def ouverture attaqué ko waa ji riir ñëw mu jàpp ko bi mu ko jàppee la ma waxoon la def yàlla may ko ci ndam kenn mënul werante kenn mënul werante muy sa rakk tey mu xëy malaakal mawti gane si leen yóbbu ko mu nekk sa moitié nekkoon sa deret tey looy yëg jamono ji ñu toll nii looy yëg fi nga toog. non li may yëg bi ma ko yëgee ba léegi ci fajar dafa dindi lu bari ci man ndax ci laa commencé di liir li mu am ndax jikkoom ak li mu am ndax faydaam ak li mu am ndax njàmbaaram ak li mu am ndax xelam waaye lépp daf ko ëmb nag boole ko ak li ko nit ñu jox ndax mu mën rafet ndax looloo tax ñëpp mën cee xaj moo taxoon li ko toppoon topp ko xale yi mu nekkoon ci ay ginnaawam it wóolu ko lu mu wax kenn daawu ko dindi parce que waxi décision lay wax di ànd ak dëggu ak firnde nit nag boo wax dëggoo ba pare ànd ak firnde dootul neex a weddi kon nag xale ko ameel deseel njukkal ak ñaan waaye moom def na la nga xam ne moo ko war ci digganteem ak ñoom. tey ñu bëri daan wax ni Papa Mbaye Gueye fit bi foo ko natt weesu woon na ko mais dañuy gis ni kii di rakkam moo ko gën a xarañ si wàllum bëre tey ana tey yan leeral ngay def si loolu. waaw Moustapha moo dàq bëre waaye Mbaye gën a ñemeñ ci lépp nag ci bépp fan dafa moo dàq bëre parce que dafa am ñetti cër yu mu doon daf ko doon ci man faga 2 doon na lii ci maam góor gi doon na lii ci Mbaye Gueye ak li ko yàlla may moo foofu la changement bi wuute bi amee rek waaye jàmbaar rek lay doon. tey dem na mi ngi Touba ana ban message tey ngay véhiculer famille bi nga xamante ni bàyyi na leen ginnaaw. di leen dénku rek bi seen bàyyi di dee ki ci gën a mag 19 ans moom mi ci gën a mag 19 ans la am mu am fayda taxawu ndeyam taxawu baayam ba jébal ko boromam taxawu ay rakkam tey ba ku nekk di tekki loolu pas-pas ak jom rek a koy man waaye yaay ju baax mooy nampal doom ju baax alors muy bàyyi xelam ci toogaayu ndeyam démb ak tey ba tax mu mën a def loolu. ñu koy jaar papa. jërëjëf. papa ñoo ngi lay nuyu di la ziar di la jàll li nga xamante ni moom la ñu bokk li nga xamante ni tey moo tax nga bàyyi sa yitte yëpp ñëw fi toog tey boo amoon tey ay témoignages yi nga xamante ni da nga ñu koy jox si Papa Mbaye Gueye loolu la ñu. asalaamaaleykum man maa ngi tudd Mandione Diop mën naa si wax lu bari parce que Mbaye Gueye moo ñu yar man Malick moo ma yar Malick Mbaye Gueye moo ko yar Malick Cambérène la newoon fa la nekk à bas âge ñun bi ñu nekkee mag dañu yaakaar ñu ñoo bokk ndey ak baay ñu nekkan bu rafet Mbaye Gueye bu daan préparé yenn combat yi Cambérène lay ñëw laaxatu si te bu mujj bi contre Rovers fa la ñëw laaxatu si préparé combat am kon mën nañ wax lu bare si Mbaye Gueye dañ moo la gën a neex si moom. parce que Mbaye Gueye nit ku dëggu la mas naa ko ne ko grand mu ne ko grand mu ne ma waaw Mandione ma ne ko grand dama bëgg nga bàyyi di wax si làmb ji bu du ñëwee dëkk le micro nga wax ni mbër mi détaillam mbër mi nga wax détaillam dama bëgg nga bàyyi ka mu ne ma Mandione ma ne ko non je suis un ingénieur je suis un expert suñ ma laajee dinaa wax kon da nga bëgg ñu laaj ma noppi ma ne ko bu la laajee waxal si laa génn si loolu wax jooju waxatu mag parce que danaan toog bu xëy na li muy wax si beneen partie bi du ko neex koo gisee na neen daf may naqari dama koy wax soo ko waxee mu wax la lii ak lii ak lii ak lii
mbéygee dëggam fu mu ko fekk fa la koy bàyyi li ma si mën a wax daal bari na trop Mbanga mii sama xarit la yàgg nañu xamante mais su lu baax rek laa ko xamal mu koy dox di ko jëfe nga ñaan ko mu may la nga ko bàyyil mu bàyyi nit ku baax rek moom mën na ko gore mais nit ku rëy mënoo loolu mais mbéygee noonu la mel Mbanga mi ñoo yem jikko nit ki nag bu ñu yemee jikko nag seen ànd day neex li Mbanga ñëpp témoignage doy na sëkk te moo si teg leneen boo baaxee baax nga rek mënoo ñëwee dañ koy ñaanal fi mu jëm mu dàqal ko fi mu jóge di ñaanal njaboot gi yëpp di ñaanal njaboot gi yëpp di ñaanal njaboot gi yëpp di ko jaale ñoom ñëpp ni jël jaal bi di ko teg si loxo Malick Gueye. papa ñoo ngi lay nuyu di la ziar te di la jaal li nga xamante ni moom la ñu bokk di suñu papa Mbaye Gueye. waaw ñu ngi lay fay di ko jaale ku ne moom ba Grand Mbaye ku ne mën na ko jaale moromam man Modou Diouf laa tudd bokk ci ancienne gloire yi nga xam ne maa nga numéro 2 mooy président bi waaye grand bi nekkoon suñu mag suñu xarit nekkoon nit ku dëggu di ko ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana nekkoon monument nag ci làmba damay wax toujours ne ko ku mel ni ñoom Mbaye Gueye ku mel ni ñoom Manga numéro 2 ay référence lañ ci làmba li ñuy wax xale yi nga xam ne mooy nouvelle génération mooy ñu joom a rey ci ñoom parce que ñoom seen daje njarndeem la doon waaye bu làmb ji jeexee rek jeex na te itamit ñëpp nag ñi nga xam ne tey ñoo ci toll champion yi ñu xam ne ñëpp ci nii rek la ñuy mujj su ko defee rek ñu jéem ko rafetal comme gars yi yegg si nañ xam naa ne ñu jéem fa yegg rek waaye ñu ngi koy jaale daal képp koo xamante ne yaa ngi yëngu ci làmb di ko jaal Sénégal gépp ndax mbay moom pertement wu Sénégal gépp la waa jërëjëf. ba léegi bi ngay ko jox dañuy waxtaan ngeen di jël lu ñu wax dañ koy bàyyi mu nuyoo comme niñ koy waxee rek
dañoo nekk ci li nga xamante ne moom mooy naqar te duñ ko gisee dañ koy bàyyi mu def quelques témoignages ci li nga xamante ne moom mooy génn àdduna Gris ñu ngi maa leen di fay toute la presse toute la presse ak site internet yi fi ñëw yëpp ñu leen di masawu di leen jaale li ñu bokk waaw léegi nag moom naqar la rek naqar ngeen fi ñëwee dañoo xëy rek naqar fekk ñu nangu ko nag xam ne mbiru suñu borom la loolu moo waral jotaay bi suñu bàpp suñu xarit suñu confident suñu sëriñ moo fi jóge tey mu dis ñun lool ñu nangu ko nag avec philosophie parce que nag ay jullit lañu moom dafa nekk nit ku jàmbaare rek mais njàmbaar ak nekk nit ku courageux moo tax tey mu nekk ak feebar bi ba tey nii waaye ku njàmbaare la man yaakaaroon du tenir ba heure bi parce que li muy dafa noppalu ko feebar bu yàgg ak moom da koy ñaanal yàlla rek bépp coono boo xam ne dañ na ko fi ci àdduna rek yàlla na ko noppale àlaxira parce que nag ku ñuy manqué la surtout man mii su ma péete la woon bëggul woon ku mu wax dara lu ko naqar booy wax sax bu toogee doo wax kersa doxoon sama diggante ak moom parce que sama papa la woon waaye bu ma bëggoon wax ay nouvelle sax loo xam ne pour dama koy kii sax da koy jaarale ci nit ndax ñu meloon maag moom moo tax dañ koy ñaanal yàlla rek yàlla na ko yàlla at ci yërmande ba pare am nañ li ma gis tey ak taxawu bi ko waa kër wasilaam Abdou Khadar ñi nga xam ne moom la jokk woon ñu ko taxawoo dama bëgg trop dama kontaan trop parce que sëriñ loolu lañ lay doyee sëriñ si parce que tamit tey nit dina jokk ci sëriñ génn àddina taxaw ba ko waa kër sëriñam taxaw manqué sax waa kër ga gis seen bopp waaye tey ni ma ko gisee tey wax fa mu jokkoo ci waa kër sëriñ Touba taw sëriñam ni mu ko taxawoo ak temps bi mu jël ci moom ak njabootu sëriñ Touba bi yi mu àndal man sama yaram dafa daw tey waaw parce que lépp loo xam ne tey ma ngi ko jokkoon ci waa kër parce que buntam ci waa kër sëriñ Touba ci kër Abdou Khadar toppatoo moo ko waajal moo ko ñaanal def ci moom loo xam ne tey gën naa ko gis ci diggante seen ñëw taal moo tax loolu dafa daw suma yaram moo tax ñu wéeruwaay am na solo tey képp kuy mbokkam tey demoon tey ca Touba tey gis sëriñam na mu ko taxawoo di nga gën a yokk sa digganteeg Pastef sa digganteeg sa sëriñ moo tax waa kër googu ñu ngi leen maa ngi leen di sant ñu ngi leen di sant ñun ñi nga xam ne ay doomu Mbaye Gueye ay xaritam lañ ay rakkam lañ ay doomam lañ tey taxaw bi ñu ko taxawoo foofu sa biir ca Touba ñu ngi leen di jaajëfal di leen sant di leen gërëm man sama yaram da doon daw tey waaw nga xam ne nag wéeruwaay dafa am solo waaw wéeruwaay wéeru fu jar a wéeru moo tax tey dama bëgg trop moo tax suñu papa la ñu koy ñaanal yàlla njaboot gu sew gi mu bàyyi fii yàlla ci yàlla teg loxo man xaw ma kante waaye man moom dina bokk ci ñu may manqué parce que dafa nekkoon sama confident waaw ba pare dañu rusante bu bëggee wax ci man bu ma bëggee wax su déggee ni def naa naka su dul noonu sax bu ma ko bëggee wax da koy jaarale ci nit da koy jaarale ci Ibrahima Mbaye wala ma jaarale ci jàmm ko ba demee nga wax sa copain lii ak nii ba doon waxtaan ak moom loo xam ne sama diggante man ak moom ak yàlla cofeel dox suñu diggante moo tax tey man dama naan bala kenn ñàkk man maa ñàkk waaye nag jàmbaar la ba pare mu ma doon xiir ci def social digganteem ak nit ñi parce que Mbaye Gueye def social moo tax dencul li moromam yi denc Mbaye Gueye bi mu ci tolloo dëggantaan li mu dimbali ci ay nit ñu tukki ay professionnels yoo xam ne ay vers les années 76 bi ñu koy mën dëgg nekk ci diggu doole bi li mu dimbali ci ay nit tey ba ñu dégg daal yi kenn xamul nu mu toll Sénégal nag dañoo habitude loo def wax waaye Mbaye Gueye dafa nekkoon nit koo xam ne li ma gënoon fonk nag gën ko respecté vis-à-vis ak ay anciens gloires yi nga xam ne dañu bokk génération ci làmb
léegi mosuma ko dégg muy kañ boppam maa def lii maa wax lii maa fekkee lii mosuma ko gis muy yëkkati boppam te li muy def ci làmb ji bari na ay moromam yoo xam ne ceer bi sax defuñu ko ci làmb te bu ñu waxee nga yaakaar ni ñu ub làmb ji complicité boobu nekkoon ci mu doon incarné durant toute sa vie man dama ko ci nawoon respecté ko ba nga xam ne dama koy bàyyi xel des fois da ngay dégg mbër ancien gloire bu toog ci làmb ji di tagg boppam mais li daan na waa làmb ji yëpp te li mbéy def ci làmb ji ceer bi sax defu ko te musul kañ boppam loolu dama ko doon xool ci moom di ko jàng ci moom di ko ci naw di ko ci respecté. loo xamante ni marqué na la ci moom soit loo xamante ni fekk nga ko wala loo xamante ni loo dégg. bi may bëre Bombardier ma ànd ak moom ci làmb ji mënuma soo daanee Bombardier tey boo bu la neexee sax nga bàyyi bëre waaw mënuma tey tey ngay def bat ci làmb rappelé ma mbéy gi rappelé ma sama combat Bombardier moom lan lay représenté ci fan la toll woon ci ay jamono mu rappelé ko combat bi mënuma boo daanee Bombardier bu la neexee nga bàyyi bëre loo defati neex na wax ma ci ay wax kañ ma ci wax ma ci ay wax yu daw suma yaram moo tax keroog bi may bëre soo ma xoolee da nga may gis ci beneen niveau moo tax dama naan balaa kenn di ñàkk rek man maa ñàkk waaye nag ay jullit lañu te dañuy nangu li yàlla dogal mais njaboot gi mu bàyyi mu nekk njaboot gu sew yàlla na ci yàlla teg loxo yàlla gunge leen ba ñu fekkee waaw ñu ngi ziar ñëpp xol nag la ñuy waxee nag te arab nee na al aynu tadma wal qalbu tahzan sooy wax te li ngay wax sa xol la jógee bu yàggee mën a sopplu ko ay rongoñ waaye ñu ngi leen di ziar di leen béggee di leen jaale yi. waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi ñoo ngi sant suñu ñaari waajur xam nga di ñaanal suñu papa Mbaye Gueye yàlla xaare ko àjjana jégal ko ay bakaaram ñun daal ñàkk nañ koo xamante ne ni mënatuñ ko am Sénégal tamit ñàkk na Fass Mbao ñàkk na Père Mbaye Gueye suñu papa la ba pare nekk suñu xarit ñun ñoo doon toog di bokk benn jotaay mu ñuy xelal lu baax xam nga di ñu wax góorgóorlu leen si li ngeen def bu la kenn gëmul sa bopp wax jooju moo ma ko doon wax dama bu la kenn toppul yow gëmal sa bopp bu yàggee ñoom ñooy ñëw topp sa ginnaaw wóor na Serigne Fallou xam nga tey moom am nañ naqar am nañ tiis quoi ñoo ngi koy ñaanal fee mu jëm ne xam nga yàlla na ko suuf Serigne Touba teeru nga xam nga yàlla jégal ko ay bakaaram rafet nañ si moom njor daal trop waaw bu ma yëgee nouvelle bi xam nga bett na ma daal ndax jour bi mujjee gisee ak moom daa am wax bu garaaw bu ma wax billaahi waaw loolu daw sama yaram daal non ay doomam yu sew xam nga ndeysaan na si gars yi jàpp tamit Père Mbaye Gueye nekkul ku ñuy war a fàtte si Sénégal xam nga gouvernement bi xam nga ak képp koo xamante ne ni sa loxo jot na si ginnaaw rek nga jàppale ay njabootam ndax liggéeyal na Sénégal loo xamante ne ni kenn dootu ko fàtte te booy wër jàmbaar dëgg ak nitu dëgg ak koo xam ne du tourisé ñëwal nga jàpp Père Mbaye Gueye lu mu la bëgg a wax dala koy wax waaw yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana daw na yaram quoi. waaw chef anglaise peinture carreau lamp bu leer nañ climatiseur siwo bati la siwo bati dara fi jaarati siwo bati la siwo bati la siwo bati la siwo bati la daw leen gaaw ndax ku yéex ñàkk Siobati quincaillerie en ligne bu mag bi ñëwati na lépp lu jëm ci wàllu sanitaire moo xam siège anglaise la ak ay yëfam am nañu ko revêtement sol et mur biir ak biti bu taaru lool électricité bi itam mi ngi en place façon lumière boo bëgg am nañu ko waaye fàttewuñu benn yoon plomberie ay tuyaux ak robinet yu mucc ay façon peinture boo bëgg am nañu ko képp ku ñu bëgg contacter mën ngaa jaar ci suñu site e-commerce bii da ngay def www.siobati.com wala nga wooñu ci 78 457 96 92 wala 77 103 65 65 Siobati votre quincaillerie de référence.